ay 33 000 emplois. donc am na jéego yu am solo yoo xam ne xëy na dinañ ci mën a dellu si bu ñu génnee rapport statistique. ndax ci weneen wàll dafay tekki aussi ni entreprise sénégalais yi ni ko ñenn ñi di présenté parfois demeewu ni deeweewu ni ci waxin. non ñu ngi recruter keroog dama dem journée de l'entreprise. premier ministre présidé ko ma dégg président Baïdy Agne mu jël parole mu ne monsieur le premier ministre maa ngi lay wax. ne 2016. li ñu recruter mësuñu koo recruter xam nga génnaguñu statistique gu 2016 yi. ñu ngi suqaliku parce que état bi dafa am politique boo xam ne daf ko jëmale ci entreprise yi di leen jàppale. te looloo tax entreprise yi di recruter parce que président fu mu wekk emploi yu bëri yooyu rek mooy secteur privé bi entreprise yi développé. ñu mën a am xëy. parce que xëyum fonction publique moom xam nga bëriwul. waaw parce que fonction publique li muy soxla ci nit ñi liggéey. dina ko jël mais lim bi dafay lim boo xam ne aussi dafa am fu mu war a mën a yem. li tax ñu yegg ci limu président bi mu wax ci emploi yi. dafa fekk secteur public bi. ensuite agriculture. ak yeneen secteur u pêche ak yooyu yëpp ñu xam ne développé nañ ko. te defe naa ne bu ñu génnee statistiques yu mujj yi dinañ xam ne jéego bu rëy am na très bien mu des nekkin wi ci liggéey boobu parce que am liggéey naam lu am solo la waaye nekkin wa ndax am na ñu bari aussi naqar rek lañ nekk ci entreprise yi est-ce que inspection du travail mu ngi def li ko war dëgg ci wàllu inspection ba njaatige yenn yi di wàccoog ak yelleefu liggéeykat yi ndax léeg-léeg jalgati rek la patron yi nekkee. waa inspection du travail dama leen bëggoon rendre hommage ñu ngi liggéey bu bëri parce que noo ko mën a xayma. mooy entreprise yoo xam ne visité nañ ko at mu jot dañuy am lim bi. te 2015 bii passé passe près li leen teree ma 2000 entreprises yu ñu visité soriwuñ ko. te ñoo xam ne fañ jóge woon matul woon téeméer ak ñaar fukk soriwu ko bañ tàmbalee en 2012. kon ñu ngi def jéego. parce que loolu li ko indi mooy suñu bëggee visiter entreprise faw ñu am lu leen yóbbu. président moo leen njëkk a jox ay oto 2012 amuñu ko woon bu njëkk ba pour visiter day jafe entreprise yu boppam moo lay yóbbu. daaw wutal nañ leen ay oto yu bees yokk nañ seen moyen ba léegi des na. wante nag ñu ngi liggéey bu am solo ñooñu nag ci entreprise yi ñoom ñooy mën a xool. li nga xam ne fekk nañ ko fi ñaareel ba mooy liggéeykat bi nga xam ne mi ngi ci entreprise bi te visite inspecteur fekk la fa boo amee jafe-jafe mën ngaa dem ci inspection du travail. yooyu conflit yooyu yëpp nag aussi xayma nañ ko ñaata conflit la donc muy wane ne entreprise yi liggéeykat yi xam nañ ne inspection du travail dafay nekk pour que ñëpp jaar yoon. wante mënut a nekk fépp. am na nag loo xam ne président jàpp na ko. nee na il faut que ñu jàppale leen. pour que seen moyen gën a mën a dëgër. pour que ñu gën a mën a dugg ci entreprise yi. looloo tax mu ne fokk ñu xeex évasion sociale maanaam entreprise yi ñi nga xam ne dañuy recruter liggéeykat yi te duñu cotiser. wala bu ñu daggee cotisation yi duñ ko verser. wala dañuy verser lim bi bàyyi lim bële. loolu yëpp nag il faut que visite yi dem ci terrain bi. liggéeykat yi gën a collaborer. pour que loolu mën a am solo parce que loolu mooy tax IPRES ak caisse de sécurité sociale. gën a seen dëgër seen taxawaay. cotisation yi am na solo ndax loolu dafa leen di dimbali yéen ci réforme yi ngeen bëggal à la retraite gi. ci yàlla xam na ni am na entreprise yu bari yoo xam ni cotisé wuñu ñi cotisé tuñu. ci loolu aussi dafay am njeexite ëllëg ci nit ki bu demee à la retraite danaan rek retraite ba baaxul Sénégal fekk ñëpp a ci dugal seen loxo. day conférence sociale bi ubbite gi altine ji la monsieur le ministre. d'abord lan ngeen ci jublu lu waral ay réforme ay yeesal ñeel à la retraite gi Sénégal. président de la République moom xam nga ni mu mel ci Sénégal mel ko ci mag yi ak ni mu mel ci retraité yi moo tax biñ ko falee li mu njëkk a méttitlu bokk na ci li muy méttitlu mooy à la retraité yi liñ leen di fay ci pension yi ni mu néewee. maa ngi fàttaliku 2012 biñ ko njëkkee jox cahier de doléance su centrale syndicale yi IPRES di wax hausse su 7% moo leen déedéet 7% tuuti na. góorgóorlu leen ba def hausse su 10%. depuis booba. conseil d'administration IPRES yokk na 2012 ba 2017 yokk nañ 40%. kon nag boo xoolee pension yi dañoo yokk. parce que bimestre bu doon 100 000 nekk nga 146 000. donc 46 000 de hausse xam nga lu am solo la ci retraité. waaw bimestre bu nekkoon 50 000 dem nga ba 72 000. muy 22 000 de hausse. président nag xool loolu ba léegi ne malgré hausse yooyu pension yi ñu ngi tuuti ba léegi. te loolu nag du yoon mu ne faw ñu def waxtaan. fexe ba loolu ñu soppi ko. ñu woo liggéeykat yi woo employeurs yi woo travailleurs yi depuis at ñu ci waxtaan mu ne dem leen ci benn daje bu ñuy tuddee conférence sociale. li ma bëgg mooy proposer leen moom loo xam ne sénégalais yi bu ñu leen koy jox dinañ yàkkanti dem à la retraite
parce que fi mu nekk nii ku ne à la traité rek nga tiit. waaw parce que li ngay am par rapport ak loolu am du lool te da ngay duggaat ci loo xam ne lii daf lay jaaxal te boo woyee fee bopp wala sa ngëm yàlla wàññeeku xëy na boo moytuwul am na leneen lu la ciy fekk. kon nag loolu mu ne il faut ngeen réformer ko. looloo tax puisque xale yi liggéey bañ daa am demeetu ni pour ñu aw paa yi ci kër yi ni ñu koy waxee. waaw même fi mu nekk nii da ngay retraité ba pare continuer yore kër gi. parce que jamono bii moo mel noonu loolu nag il faut que ñu soppi ko loolu tax président ne nañ ko soppi. parce que lii mënul la wéy nañu fexe ba koo xam ne kii yaa ngi war a dem à la traité di nga am loo xam ne dina ci mën a sutur la te di nga yàkkamtee. dem retraite te di nga am loo xam ne di nga ci mën a dund. loolu nag xam nga foog ñu cotiser parce que boo seetee suñu retraite yi li tax mu tuuti. parce que daawuñu cotiser. bu ñu nekkee en activité tuuti la ñuy cotiser. xam nga mën a du cotiser tuuti nag. de bu ma à la traité am lu bëri voilà donc loolu yëpp nag waxtaan nañ ci. maintenant am nañu cotiser tuuti parce que tuuti la ñuy gagner aussi à la fin du mois. am ñu am salaire yu baax est-ce qu'il faudrait pas introduire benn xeetu discrimination positive. ñi am lu ëpp. di gën a cotiser wala mu loolu c'est le cas. déedéet actuellement am na loo xam ne lii ñi am lu yëpp dañuy cotiser pour bu ñu à la traité ñu am loo xam ne dina xaw a jege lañ doon am. mais cotiser ñeneen ñi kay laa doon xalaat man. waaw xam nga nag kenn ku nekk li ngay am. da ngay cotiser pour la ngay am ba nga nekkee en activité nga jege ko. xam nga loolu mooy équité bi. yow maanaam bu fekkee ne da ngay am fukki junni nga fexe ba boo cotiser booy wala dem à la traité xëy na boo jegewul fukki junni di nga am juróom-ñetti junni. ki nga xam ne daana am leneen parce que du ngeen yem ñu ngeen teg. système bii ñu am nii ñi nga xam ne ñooy liggéey ñooy cotiser di fayal. ñi nga xam ne dem nañ à la traité pour ñu fay leen. te boo seetee am na foo xam ne wax nga ko xëy yi wàññeeku na. bu xëy yi wàññeekoo ñi nga xam ne ñooy tegal ñi nga xam ne dem nañ à la traité dañuy wàññeeku. te macha allah ñi nga xam ne à la traité nañ espérance de vie bi gën naa gudd. kon nag da ngay gis koo xam ne ba muy teg nekk IPRES. bu boobaa dañu doon jàpp ne kii kat bu tegee nekk IPRES ni ñu ko naan xayma bu ñu toogee juróom-ñaari at ak genn wàll. dañuy jàpp ne foofu la paiement bi yem. wante fekk léegi di nga gis koo xam ne kii dina jege ba 90 wala 95 wala 96 ëpp na ko sax. parce que yàlla moom mooy jël donc loolu moom dafa bett sax nit ñi. ba nga xam ne nit ki dina toog cotiser bu toogee juróom-ñaari at la mu cotiser woon yëpp jël na ko. continuer nag. parce que yàlla mooy wax kañ la mbir mi. très bien nga continuer di. kon benn ci solution yi bokk na ci ñu yokk li ñuy cotiser liggéeykat bi. waaw dañuy yokk li ñuy cotiser. liggéeykat yi d'accord nañ ci. ensuite bokk nañu indi yeneenu xeetu à la traité. parce que président def ne dinañu fexe ba ku dem à la traité. doo yem nii rek ni ñu koy gisee Sénégal rek retraite de base. xam nga yow man bu ma demee à la traité li may FNR di jox rek ci laay yem. du ma am leneen. kii bu demee li ko IPRES jox rek ci lay yem. mu ne déedéet nañ fexe ba léegi mu am beneen taxawaayu retraite complémentaire. waxtaan leen. parce que retraite complémentaire employeurs yi am na luñ as tuut lu ñuy dugg. état bi am na as tuut lu muy dugg. donc waxtaan leen bu seet ndax loolu. am na lu ngeen di xalaat ne mën naa nekk. ngeen proposé ma ko. ba léegi aussi mu ne maintenant nag léegi nag war nañoo xool parce que am na ñoo xam ne bu ñu nekk activité macha allah dinañ am lu bëri. te dinañ xalaat ne waaw man kat su ma amee lu bëri. mën naa seet man lu ma neex ndax damay jël fukki junni wala damay jël ñaari junni wala juróom junni def ko ci kees gi. te du ma ko jël lu dul ma à la traité. comme ça boo ko defee booy dem à la traité mën nga am chèque am na ñoo xam ne gis naa leen am nañu ay chèque ay chauffeur ci yenn entreprise yu ma bëgg tudd mais dem nañ ci ay chèques yoo xam ne toll na ci 20 millions. ci cotisation yooyu yoo xam ne ñoom ci seen gis-gisu bopp. ñoo jël seen alal di ko denc weer bu jot jëmale ko nag. à la traité. xam nga loolu boo demee à la traité da ngay am lu bëri. as tuut. bu ko defee di nga mën a noppalu sax. ndax bu dee retraite quand même noppalu lañ ci gën a xalaat. di nga mën a noppalu ngay continuer dang-dang yi. dëgg la mais boobaa kan moo ko yenu ba tey liggéeykat bi wala liggéey nguur gi ñooy gën a yanul liggéeykat bi loolu. liggéeykat yi concrètement lan mooy doon réforme yi. réforme bi mooy liggéeykat yi dinañu yokk lañ doon joxe. loolu la ñoom liggéeykat yi ci seen jëmmu bopp sax ñoom ànd nañ ci. boo seetee d'ailleurs revendication yu bëri yoo xam ne enseignement supérieur ñoom dañ ne pare nañu indi ñu cotiser. te dañuy cotiser lu ëpp loolu. kooku liggéeykat yi moom leer na ci bopp ñëpp ne. ku bëgg retraite bu bëri da ngay cotiser bu retraite bu bëri. am na nag ay piliers yoo xam ne aussi bu dee épargne la da ngay denc. kooku ci yow lay dépendre. waaw kooku aussi du état bi nag xam nga du dugal dara ci épargne c'est personnel. kooku yow it mën nga ne damay liggéey at mu jot weer bu jot damay joxe 2 junni. bu may dem ñu jox ma chèque 5 millions wala ñu jox ma chèque 10 millions. parce que li nga fay dugal day fekk état bi jël ko. di ko liggéeyee.
ba nga xam ne muy jur nga xam ne bu boobaa aussi dina la jox loo xam ne lu am solo la booy dem beneen bi nag mooy retraite complémentaire retraite complémentaire bi moom it dañuy xool parce que retraite complémentaire faw état bi dugal faw entreprise bi dugal faw liggéeykat bi dugal te boo seetee depuis 2012 ba léegi président wàññi na impôts yi mais ñoom ñu ci bëri bokkuñu ci ci baisse de la fiscalité sur les salaires président yokk na pension IPRES mais ñoom mënuñu leen a yokk parce que amul hausse sur les salaires donc ñooñu aussi day doon ñoo xam ne ñu ngi waxtaan pour seet nan la ñuy mën a fexe des formules pour gën leen di mën di yokkal ñoom it pour ñu mën a profité ci décision yi nga xam ne président de la république jël na ko wante muy doon loo xam ne lii aussi dinañ fexe ba alal ji daal du doon alal joo xam ne day gën a gas déficit bi ñu fi fekk wante day permettre ñu dindi déficit bi mais ñu permettre jël ay mesures yoo xam ne dina ko mën a renforcer ba kenn ku nekk mën cee génn en tout cas xamaguma lan mooy doon mujjantal waxtaan yi mais quand même le fait de am xalaat bi lu dafa méngoog jamono loolu moom vraiment c'est très innovant ndax gis àddina de contexte yi dafa changé loolu laa doon wax benn bis may waxtaan sama benn collègue ministre bu ne day ñëw mu ne moom dafa jaaxle parce que ni nga xam ne président mën na jël décision boobu ne conférence sociale bi ci loolu la ñu toog di ci waxtaani at te ñoom ñëpp xam ne loolu mooy problème mu jamono mu ne loolu day loo xam ne wane na ni président li ko soxal mooy social li ko soxal mooy Sénégal li ko soxal mooy retraité nee na buñ ci génnee moom day jàpp ne Sénégal rek maanaam am na idée yu bëri yuy génn te defe naa ne idée yu commencé génn yëpp dañ koy jël tënk ko jébbal ko président de la république moom mi nga xam ne moo ñu wax ñu dem ci loolu parce que comme ni ñu ko defoon bi ñu génnee conférence sociale bu njëkk ba ci lañ si newoon pacte de stabilité sociale et d'émergence économique mu jël nag ay décisions yu bëri aussi jébbal ko liggéeykat yi moom cofeelam ci liggéeykat ak retraité dafa nekk loo xam ne jéggi na dayoo stabilité aussi il faut que ñu taxaw ci ndax ak dal bu amul liggéey amul kenn waxul waxi à la retraite nit ñi aussi il faut ñu xam loolu boo bëggee akara da ngay ñemee kaani waaw ñaaw da ngay ñemee kaani mais président sax dafa ne dal am liggéey am productivité am waaw président sax dafa ne en plus de loolu dafa taxawal ay kuréel yu bees pour nit ñi di gën a mën a waxtaan ci entreprise yi ci liggéeykat yi ci institution de prévoyance sociale dafa génne au conseil du dialogue social ne entreprise boo dugg war na am comité de dialogue social parce que xam nga liggéeykat bi bu xamee li entreprise bi mën ak li entreprise bi mënul dina wàññi revendication yi wàññi kumpa gi waaw ndax dañuy toog rek foog ne patron ba moom mu ngi takki jabar ak biiram di gën a rëy rek fekk du demeewul jafe-jafe yi mën naa indi loolu lépp waaw boo xoolee état bi aussi xam ne état nekkalu fi benn corporation rek bu jëlee ay mesures yu importantes jëmale ko benn secteur defe naa ni ñëpp war nañ xam ne président de la république dafay tëdd njaaxaanaay parce que am na yeneeni secteur ñoo xam ne duñu liggéeykat ñoo xam ne ñu ngi ci ay jafe-jafe ñoo xam ne ñu ngi dund yu métti yoo xam ne ñoom it état bi la ñuy xaar defe naa ne loolu bu ñëpp xoolee loolu rek xam lu état bi mën xam lu état bi mënul lu entreprise bi mën lu entreprise bi mënul loolu tax président ne nañuy waxtaan taxawul ay kuréel ba kenn ku nekk say revendication vraiment nga mën koo méngale ak li nga xam ne moom la sa entreprise mën wala li nga xam ne moom la état bi mën en tout cas liggéeykat bi moom toujours dafay am sañ-sañu ay revendication mais est-ce que liggéeykat bi Sénégal liggéeykat dëgg la est-ce que production bi ñuy xaar ci ñun ñu ngi ak moom liggéey bi dees na parce que organisation patronale yi nga xam ne ñooy indi entreprise yi ne nañ liggéey bi des na am na ci ñoo xam ne ñi liggéey bi des na boo seetee état bi aussi liggéey bi des na boo ñëwee ci ministère yi aussi am na ñoo xam ne liggéey bi ci ñoom rek la wékku am na ñoo xam ne liggéey bi des na réew nag bu ñu bëggee avancer faw ñu liggéey parce que liggéey rek mooy tax ñu yokk koom-koom bi te yokk koom-koom bi mooy tax ñu mën a yokk li nga xam ne moom la ci kenn ku nekk mais foofu la faute nga baal ma à l'état parce que moo war a di may gët nit ñi di contrôler ku ca ne ci ñun di teg ay évaluation ay xayma ak ay exigence de résultat bañ rek def fay dafa yomb trop toog rek yow boo liggéey lu weer dee nga fayiku dañu waroon di évaluer nit ñi oui boo gisee léegi ministère de la fonction publique la rationalisation des effectifs li tax ñu taxawal ko te li nga xam ne ci la nekk ci loolu la maanaam fexe ba ñëpp ñëw di liggéey ba kenn ku nekk ci liggéey li nga xam ne moo tax ñu jël la nga di ko def te kenn ku nekk fa nga nekk ñu mën di la gunge pour nga am ay compétences yu bees pour nga mën a jëm kanam mais nag ñun xam nga suñ système de fonction publique da ngay ñëw rek ñu recruter la nga ne waaw recruter nañ ma nag donc à la traité rek laa fiy jógee alors jamono dafa évoluer de xaw ma nag ñun kañ lañ fay yegg ba nga xam ne dinañ ñëw ci fonction publique boo xam ne dañ naan yow jël nañ la pour nga def liggéey sàngam bu liggéey bi jeexee
sa liggéey jeex na keneen ñëw ñu jëlaat ko. xam nga loolu yëpp waxtaan la defe naa ne ñu ngi ciy waxtaan. parce que ñëpp xam nañ ne dañu toll ci jamono boo xam ne war nañu soppeeku. te loolu programme yi nga xam ne ñu ngi koy def jëmale ko ci modernisation état bi. nekk na loo xam ne lii lu am solo la lu ñuy permettre ñu mën cee génn. très bien ma fàttali mbokk yi seen émission yoon yi monsieur le ministre Mansour Sy la ñu ci àndal moom la ñu dénk wàllu xëy dialogue social lépp luy mbootaayu liggéeykat ak relation avec les institutions monsieur le ministre lan mooy fondamentalement yittey à la retraite du Sénégal yu ñu la yeggee yoo xam ne yii daal bu ñu indee sax changement ci régime bi waaye yii moom mënut a xaar yu jàmp la. waaw xam nga man daje naag association de retraités yëpp ñoom li ñuy wax. ñun bi ñu waxee ba teral ñoom loor kese la ñu wax parce que li ñu wax mooy pension yi. tuuti na pension yi tuuti na faw ñu yokk pension yi. nan la ñuy fexe nag ba yokk pension bi loolu mooy problème bi nga xam ni kenn ku nekk ci lay waxtaane boo xoolee mbirum IPRES xam nga IPRES foofu dañuy jàpp rek am na pension yu tuuti mais IPRES am na pension yu rëy de. mën naa ne sax pension bu rëy am na yoo xam ne yi ñoo ëpp pension yi nekk FNR parce que ñoom dañoo am retraite complémentaire pour cadre